Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen nuyu fii ci Daaru Salaam Seydi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu taala anhu xam ngeen ne ñu ngi ci mawlidu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey di dimanche fukki fan ak juróom ci weeru septembre ci atum 2024 ñu ñëw fii ci keppaaru Seydi El Hadji Omar Ndaw ci kanam xalifaam Cheikh Mahamadou Bassir fas yéene defee fi màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war a amal plateau boo xam ne incha allah da ngeen ci ànd ak ki nga xam ne moo ne suñu ndeyjoor di Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye bu soxna Adja Khadijatu bu Seydi El Hadji Omar Ndaw ñu ànd ceeg Serigne Mahamadou Mouthiaba bu Cheikh Mahamadou Bassir bu Seydi El Hadji Omar Ndaw ñu war a waxtaani lu jëm ci wàllu gàmmu gi rawatina ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waxtaani relation Serigne Omar Ndaw ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi di ci ànd Cheikh Tidiane Ndiaye ak Serigne Mouthiaba Ndaw nga xam ne ay boromi xam-xam yu mag lañ nekk ci kër gi ci taxawaayu plateau bi nga xam ne ñu ngi koy animé ci taxawaayu daayira Alma ba ngeen a ngi seeg seen mbokku Moustapha Ka salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Cheikh Tidiane Ndiaye ñu jox la nga nuyoo. ok waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di nuyu di ziar Cheikh Mahamadou Mouthiaba ibnu Seydi Mahamadou Bassir waaye di nuyu di ziar Cheikh Mahamadou Bassir al Khalifa di ko ndokkeel ci bis bi di ñaan yàlla mu bàyyi ko fi yokk fanam may ko tal ak mbooleem njabootu Maolana Cheikh Seydi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu waaye ñu ngi ziara di ndokkeel di tëbbu di yeesal suñu cofeel ak suñu mbëggeel ci Maolana Cheikh Seydi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu mi nga xam ne tey bu ñu demee bay toog fii di wax ñu ne lu ngeen def ñu ne dañuy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak barkeem la ndax moom moo ko woote ba yàlla barkeel ko ba léegi ñëpp xañ ci ba ñuy tàllal micro bi si wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñu ngi ñëw yow ci laaj ci relation sëñ Omar Ndaw ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mahamadou Mouthiaba asalaamaaleykum ñu ngi lay ziara. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu jullit nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu alxalifatul am itaifatul omariya zaibul masjidul quba mawlaaya Cheikh Mahamadou Bassir Omar Ndaw di ñaan mu yàgg fi lool tam jàmm moom ak mboolem njabootu Seydi El Hadji Omar Ndaw di nuyu sunu mag sunu xarit Cheikh na Ahmed Tidiane Ndiaye ibnu Khadijatul Kubra bintu Seydi El Hadji Omar Ndaw moom mi nga xam ne fa tabaarakallaahu moom lañ bokk plateau bi di la nuyu yow Moustapha Ka mi nga xam ne yaa ñu dalal fii di nuyu mboolem kii taxaw fi yëpp presse bi taxaw fi yëpp tabaarakallaahu ñu ngi fii comme ni nga ko waxee rek ci kër Seydi El Hadji Omar Ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di dalal ñëpp ci jàmm ci dëkk bu sell bu tedd bi di Daaru Salaam. ok jërëjëf waaleykum salaam ci nuyu yooyu ñu ngi gërëm ñi ñu seetaan yëpp tabaarakallaahu bëgg ngeen yokku aimé yi tey gën a seetaan tey gën a partagé ngir ñu mën a jàllale li nga xam ne mooy waa kër Seydi El Hadji Omar Ndaw rawatina gàmmo gi ñuy def ci année 2024 fii ci Daaru Salaam ñu ñëw ak yow ci Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye gannaaw balaa boobu Cheikh Mouthiaba daañu ko laaj ci sira waaye yow fi may ñëw ak yow mooy Seydi El Hadji Omar Ndaw mi woote gàmmo relation ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawal lu mel nii. waaw kay jërëjëf waaw relation bi relation cofeel la relation mbëggeel la relation njaatige ak ab surgam la relation baay la ak doom ja loolu nag bu ma ko waxee mën naa ko leeral ba mu leer Seydi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu mbëggeelem si rasulullahi maanaam kenn mënu ko natt danaa si joxe rek ay misaal yoo xam ne mën nga ko laal ne lii moo tax ma ne mbëggeelam ci rasulullahi kenn mënu ko natt Seydi El Hadji Omar Ndaw radiyallahu anhu mooy kenn koo xam ne xam naa ko ci xaarifi nii kumalu xaarifi wala ci sëriñ si wala si wàllu yàlla yu mag yi koo xam ne yàlla may na la fukki doom yu góor ñëpp yonent bi nga leen tuddee te Seydi El Hadji Omar Ndaw baayam moo fi gën a mën alxuraan moo fi gën a jub moo fi gën a baax waaye cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la kenn mënta natt moo tax ba Modou Moustapha feeñee mu ne Moustapha am ko ci topp mu ne Mansour am ko ci topp mu ne Muntaxa am ko ci topp mu ne Basir am ko ci topp mu ne Habib am ko ci topp mu ne Taaha am ko ci topp mu ne Fadilu am ko ci topp mu ne Murtala am ko ci topp mu ne Tahiru am ko ci topp mu ne Makkiyu fukki doom yu góor
ñëpp mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne suñ ko béggalaan ne ko kenn si soxna yi yàlla muccal na ko daf naan bu keroogee cofeelam si yonent bi day mel ne keroog la tàmbali ba day gëlëm ci ndayam ak baayam ak képp kuy mbokkam donte ndayam ak baayam kenn gënul leen kenn gënu ko ay mbokk moom si Alaaji Mandaw waaye mbëggeelam si yonent bi moom la kenn mënta natt ba keroog bi su tudd ba mu joxee tudd ba pare laay doog a xiqaat ci misaal kon seen relation cofeel la nga jël yàlla may na ko ñaata doom yi jigéen ka ca njëkk feeñ mu ne Fatimatu ka ca topp mu ne Xadijatu ka ca topp mu ne Roqiyatu ka ca topp mu ne Saynabu ka ca topp mu ne Umaamatu ka ca topp mu ne Sukaynatu ka ca topp mu ne Sawdatu ka ca topp mu ne Umu Kalsum ñii ñëpp waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag gisuma ko si ñaareel te dañ ne képp ku la tuddee doom képp koy tuddee doom rek jikkoom doy na la kon moom Yonent bi rek moo ko doy sallallahu alayhi wasallam ma gisaan mu jël xalimbaam sos ko jël alawaam ay fooyam di bind jël Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar téeméeri tur yi ak benn tur wu ne mu tagg ko ci daf ko téere tuddee ko luxlu almaknuun fi sadaf min nasmi asmaahi bi daayira alami noo si tur Yonent bi sallallahu alayhi wasallam si ñaar téeméeri tur yi ak benn di ko tagg yoo xam ne mosoo ko dégg mosoo ko gis cofeel googu yóbbu na ko ci mu xam si Yonent bi loo xam ne néew na ko ci xam ndax moom ne na xam na yàlla ni ko borom xam-xam yi xamee gëm ko te réeree ko waaye xam na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mu xamee ndayam ak baayam wala ni mu xamee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam xameewul ko ndayam ji ko jur ak baayam ji ko jur kon relation boobu foor na relation bi nag moo ko yóbbu ci bi mu taxawee nga xam ne jàng na ba nekk borom xam-xam jàng na ba mokkal alquran baayam may na ko tariqa def ko muqaddam ba samp ko yebal ko mu dem jàngi yokku xam-xamam mu jàng ba jeexal téere yi bi mu ñibbisee rek kër ni jaayam li mu njëkk a def mooy samp màggal juddu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Ngambi 1929 jëm 30 bul fàttali ne bi muy ne si daara jaamal fi la njëkk bindee téere di tagg di wéy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam si juróom fukki bayit ak ñett di tagg Yonent bi rek la doon tagg te dañ noon ko defal testament rek bind si kayit ñu xool xaaroot bi nu mel ndax mën nga wéy testament Yonent bi daal noonu la mel noonu la mel dañu ko defal testament ci ay wéy bu la neexee nga wéy xëdd bi wala léem bi wala daara ji moom testament bi ci Yonent bi la ko def sallallahu alayhi wasallam boobu mu ngi ci daara yi di jàng kon relation si Alaaji Mandaw ak Yonent bi relation la boo xam ne su ma nee njaati gi ak liggéey karam moom daf ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kan maa leen koy jàngal ñu ne ko Yonent bi mooy kan mu ne xutbu nabi na képp kuy nabiyu ni xutbu mel si jullit ñi noonu la Yonent bi mel si nabiyoon yi mu ne wa laqtaabu fit yëtoo xutbu laqtaab yi nii gune Yonent bi lañ gis nga gune ni mel si baayam noonu la xutbu yi mel si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xawsu sawil xesmi ulul xesmi wa isa qasna min nabiyyin misaax wa minka wa min Nuayn wa Ibrahima wa Moussa wa Xeesa ibnu Mariam juróom ñii ki leen di xettali nga xam ne ñoom buñ jaaxle ci Yonent bi la ñuy xettaleku mooy Seydina Muhammad mu ne wallax waasu xutbu xawsu ya mag yi nga xam ne ñooy nekk xalifa Rasulullah xal xaddami noonu liggéeykatam lañ kon tamit ne Seydi Alaaji Mandaw liggéeykat la mbindaan ab Rasulullah la sallallahu alayhi wa sallam kon seen relation loolu la mbindaan buy liggéeyal njaatigem ba njaatigem gërëm ko lim koy fay mu jël ci tuuti jox ko ba waa dina mën koy gis te lenn loolu bis bii ci la bokk xoolal mag ñi ak ñi màggan ñi ak waxambaane yi ak jànq ji ak jeeg ñi ak xale yi ñi mën a dox ak ñi mënta dox ñëpp ñëw nañ ñëpp génnee lañ ami jox ko ngir lan jàppale Seydi Alaaji Mandaw si juddu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xam ne seen relation la boo xam ne mas am ngir cofeel gu rëy Seydi Alaaji Mandaw am ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mujj nekk di Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon dëgg-dëgg sëñ Moustapha sa maam relation ak Rasulullah relation boo xam ne pousse sax xajut fa macha allah maa ngi ñëwaat ak yow foofu ndax laal nga tuuti ci maqaama sëñ Omar Ndaw cos nga ko nag waaye da nga ko bàyyi noonu léegi ma ñëw Cheikh Mamadou Moustapha ku ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ ne Seydi Alaaji Mandaw tagg na ko tagg yéeme yoo xam ne dañu wax ne relation xam gi mu xam Yonent bi dañ ne kenn masu koo xam kii mu ngi junj léegi ne Seydi Alaaji Mandaw moo doon wax ne ndayam ak baayam Rasulullah la gën a xam ci ñoom comme koo xamee noonu na yaakaar naa da nga def ci moom téere mën nga ñu indi siratu nabi sallallahu alayhi wasallam ni ko Seydi Alaaji Mandaw indee ci téere mi nga xam ne moom la bind waaw comme ni ko Cheikh Tidiane Ndiaye waxee rek ndax Seydi Alaaji Mandaw relation bi mu am ak Yonent bi comme moom ni mu ko waxee ci njaboot gi waxee ko ci bënu puso xajut ci mooy dëgg ndax sëñ bi moo bind ne rasaxanaa laahu mulaqaata nabi
bi joodihi wa fadlihi mustafi bi yàlla moom wasagal ma day yonent bi daje goo xam ne bi joodihi la daje goo xam ne bi fadlihi la ngëneelu yàlla képp la daje goo xam ne dara taxu ci lu dul fi kulli laxsatin min al-laxsaat kooku foog nga xam yàlla dimbale ko nag comme lim njëkk a wax ne bañ koy teg ci xaaroot lam njëkk a wëy mooy ñu naan ko wëyal comme ñu tànnal lenn ci ay gent nga tagg ko moom lim njëkk a tànn mooy bëgg-bëggam mooy rasulullah ndax nag buñ fàtt ne moo ñu wax ne wa waajibun fi fixli yi borom usul ma wax ne wa waajibun fi fixli yi zawaabu mu rattabun tarkul xaqaab li nga bëgg rek ci la lay xiw fekk li nga bëgg rek ci la lay xiw fekk te suñu mën a waxoon na ca nasiatu iwaam ne bëgg yonente bi wa waajibun fardul xaalal hayaani wa subdatul islaami ma ihsaan nee na bëgg yonente bi dafa war a mel ci nit comme farata julli ni tusubaar ni mu faratoo ci yow ak takkusaan ak waxtu yu juróom yëpp li mu nekkee fardul xayni sa jëmm ji bëgg yonente bi loolu la war a nekkee fardul xayni ci yow su ko defee yonente bi sëñ Omar Ndaw lim njëkk a tagg ci ay baytam mooy Seydina Muhammad bokk na ca xasida bi mu njëkk a way muy xasidatu nuniya bokk na ci téere yi njëkk a way am na sax ñu ne sëñ Omar Ndaw maa am na ci daara jaamaal ci la defee téere bi ñoo miraas def ko ay tënk ay tomb kayit ko man maa ko amee mboolem luy xeeti miraas ñu ko jàng ay xat sëñ Omar Ndaw ci ay tënk la ko def ci ay tënk xam-xam fa la dalee sëriñ ci yëpp li leen gën a li gën a garaaw mooy wax ci miraas xam-xamu miraas moo gën a jafe daanaka jamono bi gars yi miraas tuñ dañuy séddale sëñ Omar Ndaw nag xam-xam boobu la njëkk bindi maanaam bokk na ci xam-xam yi njëkk bindi waaye nuunu yow boobu Cheikh Tidiane Ndiaye wax ca bañ ko waxee ne ko defal exemple bi maanaam ci ay gent wala ci daara ji wala ci ak jongoma moom li mu njëkkee moom Seydi Hadji Omar Ndaw yonent bi la defee li nga xam ne mooy xësalam bokk na ci atta tawil bi du mooy om du lak waani mis lal dimaa i xuddoy mu dem ba ci fa zaxdu waaw wa haalatiha mu dem di dem wa alati wa taa yadoo ilal diini wa ihsaani mu dem ba wax ne kii may tagg inal wara kullaha li saati yu xuliqat wa saatu wujida li saati maanaam kooku nag akrim bi man xuliqa roohul yaxfasu muhammadu alamu diini wa ihsaani nee na ki may tagg inal wara nekk mbindeef yi kullaha amul ko Seydi El Hadji Omar Ndaw ba lu yàlla bind rek lu dul yàlla siwa allahul muhaddas lu dul yàlla dañ laa sos mu ne nag kullaha ñëpp xuliqat bindeef nañ leen li saati ñeel jëmu yonent bi wasaatoo jëmu yonent bi ne ujirat amaleef nañ ko li saatil maanaa ni ñeel jëmu aji xewe ji te moo yàlla mu ne akrim bi man xuliqa yéemal ak tiraanga bi man ci nga xam ne xuliqa bindeef nañ ruuhul jibril li yax fasoo pour mu garder saatu trois bu yonent bi kat xebbul ci roohu gi jibril xajul foofu waaye saatu trois bu yonent salaay salaam moom la yonent bi bindee moom la yàlla bindee jibril pour mu garder ko moo tax jibril nekk sangu kuru bi ni yëpp maanaam na saatu jëmu ji rek kese kon yonent bi moo gën a for ñëpp kooku nag li ci alaajo li Cheikh Tidiane wax sëñ bi daf ko bëgg ba moo bëggam gi moo sabab lii léegi kon li nga xam ne mooy mawlidu nabi Seydi Hadji Omar Ndaw woote ko fii ci Daaru Salaam comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye waxee yan dalil la El Hadji Omar Ndaw indi ci ku màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sëñ El Hadji Omar Ndaw nee na képp ku yàlla maam képp koo xam ne yàlla fóot na sa xol sa roowu jag dëppoo nga ne guddi gi moo gën ci mboolem guddi guñ mën a màggal wa tafaqal xuru turan anna mawliduhu xayral ayaami nee na lii ma wax képp koo xam ne sa xel ak sa xol set na nga bokk ci awliyaay axataa bi ñëpp dëppoon nañ ne guddi guñ mën a màggal guddi gi yonent bi juddu moo ci gën mu ne nag wa kullu man jat lil mawludi yaxsimuhu fa fawsuhu bi nabii xayru munkati képp koo xam ne def nga effort noo mën a ñëwee ak foo mën a jógee te dara taxut màggal yonent bi rek moo tax El Hadji Omar Ndaw ne la kooku texem dañ koy aj ci barkeb yonent bi salaay salaam texem gi du nëbbu mu ajana rek lay dëkk ndax xam nga li tax mu wax loon ndax lépp yonent bi kooku mënoo màggal lu ëpp yonent bi ndax lépp lu màgg koo nga tax mu màgg kon ñi nga xam ne ñoom ñu ngi leen di dégg ci jamono ji ñi xaw a dingat li nga xam ne mooy mawlud di ko bidaaxal wala ñu koy def neneen noo xam ne sax xëy na ñun déggee wuñ ko noonu waaw dañ amu taalibe rek waaw fañ leen topp seen xam-xam lañ nawut mag ñi nga xam ne yàlla dimbale leen ba tànn ay roowu jox leen seen xam-xam mat sëkk ñoom kenn koo xam ne ijji nga li nga xamante ni mooy màggal yonent bi amul ñëpp ñoo dëppoo ne déggoo li ma la wax maam ne borom xel yi nga xam ne dañ sell set si daa yoon ne roow yu set yi ñooyu ñëpp dëppoon nañ ne màggal guddi yonent bi moo gën ci guddi yëpp ñaay wax loolu ne bidaa lañ seen xam-xam moo wérut amuñ xam-xam nañ jàngiyaat ndax ñoom kenn ku ne am na looy màggal ñoom ñoo nekk bidaa ñoom loolu ku ko war a yow bidaa nga ku ko wax bidaa nga parce que tey kenn ku ne am na looy màggal te la tax ngay màggal la ngay màggal noonu am na ku ko gën a màgg te kooku moo tax ñu bindi màgg te mooy Seydina Muhammad
kon Seydi Hadji Omar Ndaw def na ay téere ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. du jeex Seydi Hadji Omar Ndaw bu defee bañ ne fii leem mu del siaat maam bëgg gi bëgg yonent bi gannaaw téere ba ñu wax lalul makkunoon nga xam ne leer ga ba fi ñu robee yonent bi ndaxañ ne ko ci bi téere bi di ko dagg ci leer ga laata Muhammad di juddu ba niñ ko ëmbee ba ni mu juddoo ba ñi ko yar da ak fi mu jaar soxna yam am doom yim am lépp Alaaji Omar Ndaw mu ngi ko ndëxañ ci biir téere bi ma wax la ñetti bayit di nga boo nee ci loolu makkunoon wala abal xaasim mu topp doom yi xam nga yonent bi doom yi dafa am ixtilaaf am na ñu ne yonent bi am na fukki doom ak ñaar am na ñu wax lu ci ixtilaafu ahlu siira am na ñu ne déedéet juróom-ñaari doom lañ gën a siiwee am na ñu ne juróom-benn doom lañ gën a siiwee am na ñu ne juróom-ñetti doom boo xoolee nag ñetti bayti Alaaji Omar Ndaw tënk na ñuy wax juróom-ñett tënk na ñuy wax juróom-ñaar tënk na ñuy wax Alaaji Omar Ndaw radiyallahu anhu fekk ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye tabarakallahu ak Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye fi may ñëwaat ak yow nag boo demee ci mooy Seydi Hadji Omar laal nga ma tudd bëgg Rasulullah waaye damay dégg ci borom xam-xam yi Seydi Hadji Omar nee nañ Seydi Bassir nee na toog juróom fukki at bëtam du tàqali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ci maqaama Seydi Hadji Omar Ndaw ci wala bi maanaam doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg néegu góor dañ ko dugal Abdou Moutalib moo ko dugal wala daf ko judduwaale foofu la xiile gaamee lu dul loolu yëpp xam-xamam loonu wooyee ndax yàlla wasagal na ko mu xam ci yonent bi loo xamante ni moom Seydi Hadji Omar Ndaw man nañoo wax ne mënuñoo gis ko ci xam ndax dafa dëkkoon ak moom nit nag ki nga dëkkat xamanteeg moom heure bu ne ngeen da bokk toog yow looy dugg moo la cay dugal looy génne moo la cay génnee kooku lu ko dal la fal ko maanaam lu ak pal la ci moom waaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam li yàlla wasagal Seydi Hadji Omar Ndaw juróom fukki at fi kulli haalin wa waxtin xaqiqa ba waxtaanee ko dana diis lool waaye lu wér la waaw dama dégg Seydi Bassir wax ne tant bi daan nañ fi toog ba mu yàgg Rasulullah na fi jamaax du fi jóg léegi nag yow ni nga koy wuutee moo tax doo ko gis ni ma koy wuutee moo tax waaw waaye du fi jóg fii ci kanam waaw moom nag ni mu koy wuutee moo tax mu koy gis te xam ne du fi jóg xam nga lu ma la xam nga nit buy wax dafa baax ñi muy waxat di ko dégg waaye buñ ko dégloo rek fa la ñuy am léegi bu ne kan la boo defee di si loolu rek gis ko. waaw daa am jamono joo xam daa am ko yutu yonent bi. bisimilah yaa ko wax di nit da nga war a neex a waxat. waaw dégg naa li nga wax. li muy wax noonu lu jege la. lu jege la waaye yow bu ko waxee. waaw tey da ngay sànce ba mu rafet nga ñëw toog naan heure bi jotagut di xool na le doo ko gis ba déwén naan pourtant man de ren xool naa waaye gisuma ko te yaa ngi jàkkaarloo moom mais fi ñu koy xool newut fa doo ko fa gis xam nga lu ma la wax. dégg naa ko waaw. ndax gars yi koy saraan kay ñoo ma jaaxal ndax dégg nañ ko waaye man dégg naa li nga wax. jeex na yow ni nga ko déggee nag ku ñuy seetaan rek dana ko déggee noonu xam nga lu ma la wax xam nga nit mën ta wax boppam mais dana junj. waaw. faxtabiroo yaa ulil albaab. faxtabiroo yaa ulil absaar. kon nit ñi nañ xalaat ci waxi sëriñ bi noonu. macha allah su boobaa nag boo ñëw tooree jàkkaarloo moom nga seede ne maa ngi jàkkaarloo moom. kon mën nañuy jàpp ne Cheikh Mahamadul Bassir Al Khalifa yàlla na fi yàgg loolu te wér tey moo doon Seydi Hadji Omar Ndaw. loolu yaa ko wax yow da nga ma laaj. moo ko doon kay loolu kenn werantul ko sax mooy xalifaam. saa yaran ba baati nan. waaye dafa am leneen lu mu wax yow nga wax ma ne moo wax nangam. ma ne li mu wax soriwul. soriwul de du neex a gis. mu ngi fi daf ne duy jóg ci tànt bi loolu la wax di daf ne tànt bu ne dana fa teew. waaw xam nga tànt bu ne dana fa teew ak bii du fiy jóg du benn. kon da nga war a xool kan moo fi toog. te ki fi toog bi mu toogee ba ni bët set jogut nga xalaat si kaw. xam nga ki fi toog mën na def tasorofaat wër yële yëpp ñëwaat waaye daf ne bii du fi yokk. xanaa ma xuutal laaj na suñu mën ban maqaama lañ ko la toogee woon. Seydi Hadji Omar Ndaw xalifa rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam wa xuddani rabbi min afraadi ummati ahli xilaafaat tuumaalu ma ko waxuma lu ma xamut mbindam laa da nettali. waaw loolu moo gën a wér. Seydi Hadji Omar dafa wax ne daf ñu wax ne yàlla lim na ma ci afraadu ummati ci benn xeet bi ñi nga xam ne bëriwuñ daan na wax ne man ba muy dund sama ñaari keb suuf xat nu leen duut suuf si dafa lott mais lépp la mooy maanaam ku mel ni man xamut fi maanaam ñi mel ni man kenn la ñooy doo loolu la bëgg a wax. Seydi Hadji Omar Ndaw xalifa lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day xam xalifa jamono bu nekk ñi nekk ñi koy wuutu nag ci seen jamono day gën a neexante si laaj baaw saaxo wax nañu xilaafa Seydi Hadji Omar Ndaw nan la demee woon mu ne boo gisee xilaafatu Seydi Hadji Omar Ndaw mbir mi dox nit ñi bëgg yàlla jàkk yi bëri jumaa yi bëri
ki nekkoon xalifa moo mën a liggéey waaw waaw sel nga la ne na ki doon liggéeyal Sidna Muhammad di Seydi Hadji Omar Ndaw maanaam mare gi mu teg moo rëy ba foo mën a ne si xaqataaru ardi bu tibbee wattoom gi dan la jot si moo tax même boo ngëbul Seydi Hadji Omar Ndaw boo ngëbee keneen da nga am yàlla si barkeb Seydi Hadji Omar Ndaw seetlu nga li ma la wax soo tukkee dalal ku dul kii dégg nga woyu mu ne boo tukkee dalal ku dul kii sëñ Moustapha sa maam laay wax mu ne taalibi bu jógee wuti beneen sëriñ bu du Seydi Hadji Omar Ndaw mu ne toggaañ defet du la war doo fa ne di wirde di siikër wala ngay liggéey waaye foofi dal da ngaañ sëriñ boo ngëb da nga xam yàlla bi barkeb Seydi Hadji Omar Ndaw ndax moo xayee ñu ne tey ko ayee si yow Seydi Hadji Omar Ndaw xayam gi mbana yu mag la teg ba boo ko dalalul boo dalee geneen kërit dana fa tibbale pour nga lekk kon Seydi Hadji Omar Ndaw ndeke jamaanoom ku xam yàlla moom moo tax nga xam yàlla moo tax nga diggalay baabu saaw teg sene ndax nu ab xaarif mën a mel ak tariqa boo mën a ne Cheikh Omar nandal na la leer diggante ma Rasulullah ñëw na xalifam la woon moo tax tey ku ko jàppale si màggal gi jot nga xolom bi te ku dugal mbégti si xolom Seydi Hadji Omar Ndaw bi texe nga ah kon moo tax ndaw ñi nga xam ne ñu ngi taxawee mbiram ngëp Seydi Hadji Omar Ndaw matt mbiram na daa mel ne ndaw jee jëpp ah bis mooy yëf yi du xam xemukaay mbir moo gis jigéen ña fecce dell ndaw ña fecce dal xat na sa tukki mooy tax mu jeex mbiram noonu la ñëpp ko bëgg ngir li sëñ Moustapha di wax moo gën a maanu kuy maanu moo gën a jub kuy jub moo gën a bëgg Rasulullaay kuy bëgg Rasulullaay moo dàq muñ kuy muñ wantaqi ni saabiran li sax di multaqiyan yaskuri lillaay wal noo ko indil kon nga xam ne Seydi Hadji Omar Ndaw mii diggante ma Rasulullaay kenn jaaru si diggante ma Rasulullaay wax na ko rasaqana Allaahu mulaaqa kenn doxul seen diggante wala xinaa rabbana muxtaara safwatina yawmal qiyaamati bu yawmal qiyaamee kenn dox seen diggante wax na ko si Abdou Salaam ngay ne na ko yawmal qiyaam diggante sëriñ ak Rasulullaay kenn du si jaar bul fàtte ne yonent bi ne xana naa téeméeri junne saaba ak ñaar fukki junne ak ñeenti saaba kenn du dox si diggante bi diggante ma Rasulullaay nii mbagg ak mbagg ku mel noonu nag boo ko amee mooy na nga taxaw bu baax comme ni ma gisee mbooloo mi mel bëgg sëriñ bi ba amuñ sago waaw moo ko ñaanoon yàlla waxi am naana rabbi wa sumratina jamaata safwata foo gis taalibe Seydi Hadji Omar Ndaw da nga ko sopp ngir jub gi ragal yàlla gi nangoo jaamu yàlla gi mën a muñ gi ak nangul ñëpp ndax xam ne ne li ko yàlla jox doy na ko xaccoowuñ dara yàlla bu la joxee cër bi gën a mag cër bi gën a mag la yàlla jox Seydi Hadji Omar Ndaw mooy maarifatu billaahi nihaayatu amal wante xinaara bi afraadan tubaniqu xaayatu umniya kon kooku mooy Seydi Hadji Omar Ndaw maa ngi ñëw sëñ Cheikh Ahmadou Tidiane Ndiaye xam naa ne émission baa ngi bëgg du waaye li may ñëw rek mooy dañ wax léegi ci wàllu gàmmu nga wax ne gàmmu loo xam ne jullit yi yëpp dañ ko war a def layal ko ci téere Seydi Hadji Omar Ndaw wa tafaqal xuru turan anna mawlido xayru layaali wa kullu man jadda yooyu yëpp nga indi ko waaye li ma bëgg a laaj rek mooy fii ci Daaru Salaam naka la ñu màggale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanam xalifa bi Cheikh Mahamadul Basir waaw fii de niñ koy màggale Moustapha mooy waxtu màggal gi bu jotee njaboot jeeg taalib yi yëpp ci kanam xalifa bi la ñuy dajee jàngat téereb Seydi Hadji Omar Ndaw di Yawaaqitul Faraa'id dem ba heure ba nga xam ne la naan Seydi Hadji Omar Ndaw di wax te heure boobu secte ci la yonent bi judd mooy fajar gi buy waaj a xarta xarugut su ko defee nag ñu dugg ci téere bi nga xam ne mooy mimiya bi wax naa la ne téere boobu boo ko téye rek baal xam ne yaa ngi téye Rasulullah ndax boo fanaan lépp yonent bi waxuma yeneen téere yi de téere boobu rek laa moom lawlul maknuun su ko defee nag téere boobu ci lay rakkam ji Cheikh Mamadou Habib waxtaan ak jaamu yàlla yi mboolem luy xeeti doxal yonent bi muy sirtu nabi ñu ngi ko ndaxañ ci biir téere boobu suñ paree continuer jàng Yawaaqit ba fajar jot ñu dellu julli ji del siyaat fii la ñooy ne ba 11h sëriñ bi ñaanal ñu xeewi ni ñu dem ñun daal ci li ñooy ne moo jaamu yàlla ñii tey seen kurus astaghfirullah ñii tey seen kurus de la ilaha illallah ñii tey seen kurus di tudd yonent bi di julli ci moom ci loolu la ñu ne kenn du neloo nag ñëpp di am ak mbégte ak sawarte comme ni ko ëwlu sama wu amee woon kara ba may bàyyi alaaji woon naa ko wa justa sama ah wa niltal maqaaman karaw ëwlu sama fi suróorin wa asatin loolu laa bëgg a wax waaw karaw ci diyaale googu nga xam ne porte bu mu fëgg kay nekk ci biit moo koy tatagal dalal ko dénk taalibe yi nga xam ne ñoo ñëw ci gàmmu gi ne ko man la ko ànd bi ko yonent bi mu kontaan ca marhaban dalal ko jox ko mu lekk ëwlu sama wu nañ bëggee woon ca karaw ñun loolu la ñuy màggal yonent bi ñëpp ay bët
dañuy xam ne lii ñu nekk nii dañ cee génn xanaa xam yàlla dañ cee génn yokk waaye wàññeeku duñu ci fekk lii bañ ci nee ba léegi dañuy yokk ci biit day yokk ci biti Seydi Hadji Omar Ndao rek mën a màggal yonent bi ne waxuma ñëpp de moom rek laa wax moom mën a màggal yonent bi. waaw ndax ni mu ko xamee ci li ngeen wax léegi ci émission yi li muy gàtt-gàtt jàngale ngeen fi Seydi Hadji Omar Ndao dëgg Seydi Omar Ndao waaye jàngale ngeen fi yonent bi rawatina ralaal soog ak Mawlana Seydi Hadji Omar Ndao radiyallahu anhu léegi ndax xam nga taalibe Seydi Hadji Omar Ndao yi moom moo waxoon yàlla tànnal ma ay taalibe te yàlla moo dàq tànn yàlla sax dàqantewul tànn moom rek moo mën a tànn moo tax yàlla moo ko tànnal taalibe yoo xam ne tànneef lañ ci civilisé ak bëgg yàlla bëgg Rasul ak teggin adab teggin ak bëgg seen sëriñ ak xër ak nangoo jëf boo bokk Seydi Hadji Omar Ndao soxla boo am balaay ngoon mu faju ngir ay taalibeem niñ mel si moom kenn amul seen fay kenn mënu leen a fay gàmmu gi seen poos fekkeewut ko seen i gétt fekkeewut ko seen i xar fekkeewut ko seen i nag fekkeewut ko seen alal fekkeewut ko seen teewaay fekkeewut ko seen i xalaat fekkeewut ko lépp lu ñu am def nañ ko si gàmmu gi ba mel nii moo tax ñooñu amuñ lenn lu ñu leen di digal ndax ki wax ak ñoom làmmiñam moo gën a jotal suñu làmmiñ muy Seydi Hadji Omar Ndao yar na leen woykat ba daf noonu Seydi Hadji Omar Ndao yar na ay taalibeem doo si gis kenn di dox ngëbi xel maanaam di taaru jamaano doo gis ko si def waaye ku si ne fa nga ne jàkk ju fa ne tànn nañ la pour def la imam ndax Seydi Hadji Omar Ndao dalay yar ba ku la gis dalay bëgg ndax diina mooy ne ci yow soo xoolee mbooloo mi jamaata safatan moom nañ ko daan defee rek adab bi ñu fi daan wane mbaax gi ñu fi daan wane yar gi ñu fi daan wane teggin gi ñu fi daan wane muñ gi ñu fi daan wane bëgg seen sëriñ gi ñu fi daan wane loolu lañ leen di fàttali rek ñu ne ñoom ko bokk amuñ benn leçon bi ñu leen di jox ndax ñoom jub nañ ba pare baax li ndax xam nga taalibe Seydi Hadji Omar Ndao yi moom moo waxoon yàlla tànnal ma ay taalibe te yàlla moo dàq tànn yàlla sax dàqantewul tànn moom rek moo mën a tànn moo tax yàlla moo ko tànnal taalibe yoo xam ne tànneef lañ ci civilisé ak bëgg yàlla bëgg Rasul ak teggin adab teggin ak bëgg seen sëriñ ak xër ak nangoo jëf boo bokk Seydi Hadji Omar Ndao soxla boo am balaay ngoon mu faju ngir ay taalibeem niñ mel si moom kenn amul seen fay kenn mënu leen a fay gàmmu gi seen poos fekkeewut ko seen i gétt fekkeewut ko seen i xar fekkeewut ko seen i nag fekkeewut ko seen alal fekkeewut ko seen teewaay fekkeewut ko seen i xalaat fekkeewut ko lépp lu ñu am def nañ ko si gàmmu gi ba mel nii moo tax ñooñu amuñ lenn lu ñu leen di digal ndax ki wax ak ñoom làmmiñam moo gën a jotal suñu làmmiñ muy Seydi Hadji Omar Ndao yar na leen woykat ba daf noonu Seydi Hadji Omar Ndao yar na ay taalibeem doo si gis kenn di dox ngëbi xel maanaam di taaru jamaano doo gis ko si def waaye ku si ne fa nga ne jàkk ju fa ne tànn nañ la pour def la imam ndax Seydi Hadji Omar Ndao dalay yar ba ku la gis dalay bëgg ndax diina mooy ne ci yow soo xoolee mbooloo mi jamaata safatan moom nañ ko daan defee rek adab bi ñu fi daan wane mbaax gi ñu fi daan wane yar gi ñu fi daan wane teggin gi ñu fi daan wane muñ gi ñu fi daan wane bëgg seen sëriñ gi ñu fi daan wane loolu lañ leen di fàttali rek ñu ne ñoom ko bokk amuñ benn leçon bi ñu leen di jox ndax ñoom jub nañ ba pare baax mat ci ñaari boor yëpp comme ñu tënk rek comme ni ko Cheikh Tidiane Ndiaye waxee buñ duggee ci moom rek dañuy lap te bu waa émission bi day yokk te ñun ñëpp nag ñu ngi jégalu ñëpp ñu bàyyi ñu te yàlla tax ñu delluwaat ci itti yi kon gërëm nañ sant nañ suñu xol sedd na ci émission bi ñu ngi gërëm Cheikh Tidiane Ndiaye ci kaddu yi ak fasaa gi dana yàlla dëgëral ko dëgëral la yow mii nga xam ne yaa ngi dalal ak mboolem na presse bi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kay jërë ngeen jëf mbokki internet Taïfa TV ñi ngi àndoon ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye ak Cheikh Mamadou Moustapha fii ci Gammu Daaru Salaam 2024 di sant di leen gërëm beneen yoon incha allah ci beneen jotaay ci waxtaane Yonent bi ak Seydi Hadji Omar radiyallahu anhu jërë ngeen jëf Allah ñu ngi nuyoo mbokku jullit ñëpp di leen ziar bu baax a baax ci bésu gàmm bi nga xamante ni moom lañ nekk fas yéene màggal guddi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ci pàkkub Daaru Salaam bu Mawlana Seydi Hadji Omar Ndao donc c'est avec un grand plaisir que nous recevons en fait les musulmans et musulmans donc sur ce lieu saint qui est Darou Salam. Donc aujourd'hui nous allons recevoir le daïra Moudjahidine wal Moudjahida de l'université Assane Seck, université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc qui sont représentés ici à ma droite Cheikh Omar Ndiaye, El Hadj Mamadou Ndiaye et Cheikh Omar Ndiaye. Donc dinañ waxtaan ak ñoom si jaar-jaar Sëñ Omar Ndao parce que ils ont fait un sujet très important war ñu wax Sëñ Omar Ndao jaar-jaaram fu mu juddoo jaar-jaaram jàngam ak say réalisation donc ñu ngeen di dalal
tàmbale ko si El Hadj Maam mu wax ñu tuuti si exposé bu brillant bi ngeen def si Serigne Omar Ndao. donc asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci bésu mawlid bi di mawlid rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ci ëttub Cheikh Seydi El Hadj Omar Ndao fii ci Darou Salam. donc man la El Hadj Babou Ndiaye ma nekk njiital daahira mujahidina wal mujahidaati muy daahira étudiant talibé El Hadj Omar Ndao yi oui. jërëjëf kon su ko defee comme nu ñu dooree waxtaan bi doo nekk ci guddi gàmm su ko defee mu am ay talibé yi nga xamante ni c'est des étudiants seen yitte yëpp mooy niñ def ba feeñal jàngale Mawlana Cheikh Hadj Omar Ndao bu fekkee ne yàlla daf ñu jox ab guide religieux bi nga xam ne mat na ko ci xam-xamam ci ouverture am dina jaadu ñu xam ko tey nit ki auteur nan lañ koy xamee doyam mooy c'est à travers ses œuvres balaa ngaa xam doomu aadama nag foog nga xam jaar-jaaram soo xamee jaar-jaaram si ngay mën a xam réalisation bi lu ko wundu donc jàpp nañ ni li ngeen def nii c'est quelque chose qui est très important œuvre intellectuelle moom mooy des écritures des livres donc ce que vous avez exposé comme ça je pense que ni moom mooy taalibe yi liñ soxla pour xam seen sëriñ munoo wax ne diw mooy suma sëriñ xamoo mooy kan xamoo jaar-jaaram xamoo qu'est-ce qu'il a réalisé xamuloo yan téere la bind donc Serigne Omar Ndao dafa nekk ki nga xamante il a écrit beaucoup de livres il a écrit sur le prophète Mohammed il a écrit sur des livres qu'on s'appelle Asmaullahi wa Sifaat yi nga xamante ni wax na meloo yàlla yi ak tuuram yi ñaan si bind ko donc su ku mel noonu su ngeen ñu defalee exposé bu mel nii dana jaaru taalibe jot ci waaye dina jaar jullit sénégalais yi jot ci su ko defee Serigne bi Cheikh Omar ñu ngi lay dalal bu baax a baax si disponibilité yi et di leen jaajëfee yéen ñëpp étudiants yëpp vraiment liggéey bi am na solo di la jox kàddu gi nga am loo si doole incha allah. asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum bépp taalibe bépp jullit di nuyu waa média yi di nuyu waa daayira mujahidin wal mujahidaat di leen ziar bu baax a baax di rafetlu aussi gàmmu gi ni muy doxee ak seen organisation bi vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax tey ñu ngi fii si Darou Salam donc étudiants yi amoon benn projet boo xam ne moom lañ indi woon donc ko fas yéene ko jébbal ñi nga xamante ni ñooy taalibi Seydi El Hadj Omar Ndao yi mu nekk benn exposition boo xamante ni moom moo doon retracer un peu la vie de El Hadj Omar Ndao fii moom dañuy am ci vie bi rek œuvre bi cette fois-ci laaluñ ko dégg naa ci sa parole ngay wax œuvre bi mais cette fois-ci laaluñ œuvre El Hadj Omar Ndao yi mais dañoo yem ci vie bi rek parcours am donc parcours am de Médina de Ndama jusqu'à Darou Salam en 1977 mais bien avant Ndama parce que dem nañ ba la Ndukumaan dem ba la Siin fi nga xamante ni ñoo nekk origine am donc loolu yëpp retracé nañ ko ci exposition bi waaw. jërëjëf donc ci fàttali rek plateau bii ñu ngi koy defee ci turu daayira Ahlu Mahabba donc étant man chargé de communication et président d'organisation interne ñun suñu yitte mooy nit ñi def ba feeñal mbirum Darou Salam feeñal mbiri Mawlana Cheikh Omar Ndao et puis jàpp nañ ni liggéey bi pour mu àgg fu mu war a àgg nous avons besoin de votre présence parce que un étudiant jàpp nañ ni yow yaay ki nga xamante ni xam-xam moo war a nekk ci yitte te gannaaw ba nga jotee xam-xam bi lu war a nekk sa objectif mooy fexe ba tasaare ko ci àddina bi donc c'est toujours un plaisir en tout cas de recevoir des étudiants dont le seul objectif c'est de propager tout ce qui est œuvre mais tout ce qui est également parcours et comme vous venez de le dire je pense que vous allez nous faire un petit bref exposé de ce que vous avez noté par rapport au parcours de Mawlana Cheikh Omar Ndao par rapport à sa date de naissance mais également donc de son parcours. Donc, je pense que je vais donner la parole ou je vais donner la parole à Moussa de nous faire un bref exposé par rapport à ça. ku ko gis nga dimbale ñu ne wala sori ay waaj sonn nañ ci soo bëlee ñu koy xool gisaguñ ko. voilà Cheikh Omar ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu vraiment képp ku ñu seetaan kàddu yi am na solo Cheikh Omar d' abord balaa ñu dugg sur le vif du sujet damay apprécier bu baax li nga wax parce que comme li nga wax auteur par exemple moom li koy feeñal moom mooy ses œuvres c'est clair donc nag El Hadj Omar Ndao
li koy feeñal mooy ce qu'il a écrit moom nag bind na bàyyi mais en fait li mu bind nag ñun ñoo ko war a exploité ñun ñoo ko war a tasaare après bu loolu weesee tamit ñu xam aussi effectivement qui est El Hadj Omar Ndao comment il est venu au monde si xool seen angle la jaar ba ñëw fii à Darou Salam donc loolu c'est très important donc ñun tey suñu exposition bi loolu la woon dañ ko limité uniquement sur la vie de El Hadj Omar Ndao voilà mais nag on a un peu brossé ses origines mooy fan la jóg mooy ses parents fan lañ jógee ko ñu mën ci jëlee wàllu papam ñu jógee ko Ndukumaan bi di waxee moom mooy la région de Kaffrine actuellement ci wàllu yaayam ñu ngi jógee ko Chine bu ñu waxee Chine moom mooy la région de Fatick actuellement mu nekk ñaar ñoo xam ne dañoo jógee ko ci ay zones yu différents et aussi dans une période différente ñu ñëw daje ci benn destination boo xam ne bii c'était inconnu pour eux mais yàlla nag ci def-defam mu fexe ñaar ñi nga xam ne bii kii di papa kii di yaay seeni maam jóge ko ci ay zones yu différentes daje ci benn boo xam ne bii keroog bu ñu fa tegee seen tànk def nañ koy soog a xam voilà donc loolu histoire boobu noonu moom moo tënk El Hadj Omar Ndao ay parents donc na période boobu noonu ñun amuñ nag des dates précis mais nag moom lu ñu mën a wax moom mooy El Hadj Omar Ndao mu ngi juddu en 1901 ñu koy dàkkantal ci wolof atum njuuma mais vrai que y a des contradictions ci atum njuuma certains on dit que c'est en 1900 comme waa Niassène ni ñoom ci lañu référé wu comme en fait la date de naissance de Baye Niass mais ñun ici à Darou Salam dañ ci référé comme étant la date de naissance de El Hadj Omar Ndao en 1901 mais am na ñu ne fii mais am na ñu ne c'est en 1900 mais les étudiants mais ñun les étudiants ñun on a retenu la date 1901 comme étant la date de naissance de El Hadj Omar Ndao parce que ñun dañoo jàpp ne Baye Niass moom moo ko magee 1 an donc sûrement c'est en 1900 bu mu juddoo 1900 mu ngi juddoo Ndama c'est à 10 kilomètres de Darou Salam ba mu juddoo mu ngi juddoo ci ñaari waajuram yu baax yooyu Ali Daho ak tamit Aïssatou Fatim ñu koy wax Aïssatou Ndiaye ñu naan Aïssatou Fatim voilà en 1900 la juddu ba mu tegee 12 ans plus tard il a appris le Coran maîtrisé ko aussi de façon discontinue ma nga xam ne kenn amul lu mu fi naatable jàng na alquran mokkal na ko à l'âge de 12 ans mu 2 ans plus tard après mu mokkal aussi tafsir alquran bi te sëñ bi ni mu doon jàng alquran moo yéeme ndax xam nga ñoo ngi nettali ne ba mu koy jàng en fait sëñ bi yorul téere papam yorul téere te pourtant jàng nañ alquran bi bu ñu ñëw Omar fan la ñuy yemoon aya sangam ñu continuer c'est un peu miraculeux boo koy dégg nii yaa ngi dégg c'est un peu miraculeux mais en fait duñu perdre suñu temps ci loolu noonu ba mu lee après 1914 il a maîtrisé le Coran 1923 dafa nekk benn date bu important sur la vie de El Hadj Omar Ndao ndax en 1923 si la bind livre bu njëkk muy benn kaamil alquran mu ngi ko bindee Balangar en Gambie c'est son oncle ci benn nijaayam foofu noonu Babou Adam ba mu demee mu bind kaamil boobu noonu voilà kaamil boobu noonu ci la sëñ bi jënd xool càngaay li nga xam ne bii ba papam génne àdduna moom lañ ko càngee donc ñu mën nañu wax ne El Hadj Omar Ndao papam alquran moom lañ ko sàngee yóbbu ko donc jébal ko boromam. suñu comprendre mooy di. oui voilà parce que dañu dégg ñu ne 1901. le sëñ Omar Ndao juddu. et donc 1923 mu bind première œuvre. il a écrit son première œuvre à l'âge de 22 ans. à l'âge de 22 ans El Hadj Omar Ndao a écrit son première œuvre. te nag xoolal te kaamil alxuraan la bindoon ba mu koy bind nag El Hadj Omar Ndao bindoon alxuraan ngir tester boppam ndax mokkal naa ko wala mokkaluma ko ndax loolu kenn natabluwul mais da ko doon bind ngir bëgg càngaay lu lew loo xam ne bii moom la càngee papam ndax joroon na si kasu ko papam dafay jógee ko moo tax ba mu bindee alxuraan bi jaay ko ba mu ñëwee quelques mois plus tard lañ si teg papam génn àdduna mu taxawee ko jëbal ko boromam léegi nag papam ba mu fiy jógee ko amoon nay dénkaane waaw ginnaaw tarixa beeg yooyu bi mu ko joxee tarixa bi jox ko muqaddam amoon nay dénkaan yu mu ko joxoon nag su mu fi jógee ko na nga dem jaamal nga laqatu fa pourquoi jaamal nekkuloon un village ou bien mën nañu waxoon une cité comme nga jël Ndemen wala nga jël beneen dëkk ici jaamal dafa nekkoon dëkku jàng une université voilà dëkk la boo xam ne parce que Sénégal dafa amoon yow fii ay foyer yu fi nekkoon yi nga xam ne ñoom lañ xam ci saanu alquran muy Pire muy Koki ak jaamal léegi nag 5 ans
am na fa foofu ay génn yu mu fa def ak yooyu noonu mais voilà c'est important peu mais def na jàmmal 5 ans 1924 la dem jàmmal ba 1929 mu jógee koo jàmmal ba mu jógee ko jàmmal mu ñëw léegi ci dëkku nijaayam ak Ngambi matul 20 kilomètres de Darou Salam c'est proche ba mu demee Ngambi ci dëkku nijaayam après foofu la jógee ko encore def 5 ans dem Médine Ndawen mu sanc dëkkam bu njëkk Médine Ndawen foofu la bindee Yowaxit en 46 Médine Ndawen après 46 ba mu bindee Yowaxit bi après nag la jógee ko Médine Ndawen 46 47 mu ñëw Darou Salam sanc fi léegi nag fii la mottalee dundam bi daal 49 la dem mag jumaa ji mu ngi ko rëdd 58 mu ngi pare 60 ñu jullee ko 62 ñu tegaat si après quelques années plus tard 1977 sëñ bi soog génn donc daal vraiment bu ñu synthétiser parcours sëñ bi mooy daal xoolal c'est un rayon de moins de 50 kilomètres ci la sëñ bi def daal moom xoolal tout son parcours ay maintenant 50 kilomètres donc vraiment El Hadj Omar Ndao nekk na ni koo xam ne bii Sénégal dañ ko war a xam te ñaa ngi nag ñoom dañoo am vision boobu noonu ñun nag vraiment cet homme là ak li mu contribuer dans ce pays vraiment nous devons faire de telle sorte que ne Sénégal xam kii mooy kan te mënuñu ko xam tant que yii defuñu ko ñuy bind intellectuel di lire intellectuel ci ngay mën a jaay intellectuel ndax El Hadj Omar Ndao dañoo foogoon ay nitu daara kese ñoom ñooy taalibe El Hadj Omar Ndao mais tey ji yàlla def na ay intellectuel ñoo ngi ñëw di juddu ci kër gi di xool bay commencé di def ay exposition yoo xam ne bi moom c'est une nouveauté vraiment donc ce sont des pas à saluer mu si profité di saluer tous les étudiants talibé El Hadj Omar Ndao tous les membres du daayira Moujahidine wal Moujahidaat vraiment oui. jërëjëf Ndiaye ci leeral yooyu nga xamante ni apporté ngeen ñu ko je pense que c'est un plaisir déjà de recevoir en tout cas un tel exposé donc bañ fi tàmbalee di gàmmu ba tey je peux dire vous faites partie des premières en tout cas personnages qui ont écrit en tout cas quelque chose de palpable comme on le dit un œuvre intellectuelle à travers les œuvres de Cheikh Hadji Omar Ndao donc c'est dans cette mouvance que nous allons en fait interroger monsieur Cheikh Ndiaye par rapport à ce qu'il a dit. Il a un peu synthétisé en fait le parcours de Cheikh Hadji Omar Ndao sur un rayon de moins de 50 kilomètres donc de Djamal de Médina Ndawen à Darou Salam. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur le chemin lorsqu'il partait en fait à Mecque? Est-ce qu'il était accompagné de quelques marabouts qui se situent ici au Sénégal ou il était en fait le seul à partir pour le pèlerinage à la Mecque? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à ça? Merci beaucoup, M. Touré. Donc, par rapport à son voyage, le pèlerinage à la Mecque qui a eu lieu d'abord en 1949, donc El Hadj Omar Ndao était accompagné. Bon, mais c'est des rencontres. Si on dit un accompagnement, c'est quelqu'un avec qui j'ai programmé. Mais ils ne se connaissaient pas. Donc, ils se sont rencontrés. En l'image de Mame Abdou Aziz Sy, Cheikh de Tivaouane, Cheikh Ahmed Ndiéguène, de l'autre côté, Ndiéguène. Il y a l'autre là encore. C'est une Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Il y a Lamine Gueye. Le premier président de l'Assemblée. Oui, Lamine Gueye. Donc ils se sont rencontrés sur le bateau. Et vraiment dans ce bateau-là, il y a eu beaucoup de miracles. Parce qu'à un certain moment, tous ceux qui étaient dans le bateau, surtout les commandants de ce bateau-là, ils étaient un peu déboussolés, désorientés parce qu'ils voyaient un danger qu'ils ne comprenaient pas. Et tous les marabouts qui étaient là aussi ne parvenaient pas à comprendre l'immensité du danger. Et comme ils n'avaient plus de solution, ils se sont dit que maintenant il ne restait que des prières. Et là, ils ont demandé à El Hadj Malick, Mame Abdou Aziz est parti voir El Hadj Omar Ndao, qui logait dans sa propre chambre, je dirais, hein, on peut l'appeler chambre, qui était seul. La chambre n'était pas nettoyée par les ménagers qui étaient dans ce bateau-là. Et le bateau s'appelait Banfora. Donc, puisque c'est quelqu'un d'une dimension spirituelle extraordinaire, parfois les blancs là, vous savez, ils n'ont pas cette pureté. Donc il a préféré que sa chambre ne soit pas nettoyée. Donc il était à l'écart. Très bien. Il est venu pour lui dire que maintenant vraiment on est inquiet. Pourquoi on est inquiet? Parce que
le bateau a détecté des dangers, nos machines ont détecté des dangers, mais les commandants ont tout fait, mais ils ne parviennent pas à résoudre le problème. Et il a dit que, je peux utiliser le terme en Wolof, Yalla amna ñum rus. Donc, ça veut dire que il y a certaines personnes, Dieu ne peut pas leur faire du mal. Et lui, il en faisait partie. Parce que tout simplement, en ce moment-là, c'est lui qui était le représentant du prophète sur terre, le Khalifatul Rasulillah. Et maintenant, le représentant du prophète sur terre qui doit voyager, partir à la Mecque pour rendre visite au prophète, comment ce bateau-là doit se retrouver dans des difficultés ou bien dans des problèmes. Donc voilà, ce bateau-là, tantôt j'ai échangé avec mon ami, le président, et on a un peu approfondi, il m'a permis d'approfondir les recherches sur cette question-là, parce que à chaque année, le bateau quand il partait en même temps avec, comment on les appelle encore, des séquiers. Des cercueils, merci. Des cercueils, là où on devait mettre les morts. Le nombre de pèlerins, nombre de cercueils. Mais cette année-là, ils sont partis sans enregistrer un seul décès. Ils sont retournés sans enregistrer un seul décès. Et pourtant, le nombre de cercueils était égal au nombre de pèlerins. Donc voilà le miracle. Vous voyez le miracle qui s'est produit. Donc grâce à lui, on dit que ce bateau a fait aller-retour sans enregistrer aucun décès. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur son voyage pour le pèlerinage à la Mecque qui a eu lieu en 1949 pour rappeler. Donc en tout cas, nous trouvons que c'est un plaisir déjà. Et comme on le dit, c'est le début du commencement. Nous vous encourageons à continuer sur ce cheminement. Parce que l'objectif d'un étudiant, ça doit être en fait, vous devrez être à la recherche perpétuelle du savoir. Comme les philosophes le disent. Être à la recherche perfection du savoir et non sa possession. Donc chaque nouvelle réponse que vous trouvez à travers votre recherche, ça doit être automatiquement l'objet d'une nouvelle question. Ce qui va permettre d'approfondir, mais d'améliorer également l'œuvre que vous réalisez. C'est déjà bien. Donc en résumé, comme vous le dites, je rappelle, nous recevons le Daïra Moudjahidine Wal Moudjahida de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc un Daïra qui a fait un exposé sur la date de naissance et le parcours de Cheikh Hadji Omar Ndao. Donc des dates importantes en fait de la vie de Farouk, comme on le surnomme. Il est né en 1901, Cheikh Hadji Omar Ndao, et c'est en 1910 qu'il a débuté officiellement ses études. Donc on peut dire à partir de 9 ans, et il a mémorisé le Coran à partir de 1912. Donc à 12 ans, il parvenait déjà à mémoriser le Coran. Donc et il a terminé le tafsir, c'est-à-dire l'étude détaillée du Coran, en 1914 par le biais de son papa, de son père qui est Ali Dao. Donc et il parvenait à écrire du Coran à Barangar, c'est Babou Adam Diaye, en 1923. Donc de 1914 à 1923, il parvenait déjà à écrire le Coran. Et c'est en 1924 qu'il a pris le départ pour aller à Djamal, là où il a fait également ses études. Donc Djamal, c'est un lieu saint que la plupart en fait des érudits ou des guides religieux ont fait leur passage là-bas. Donc en 1924 et 1929, c'est là où il a rencontré avec Serigne Wuli et El Hadji Omar Dramé. Donc 1928, il a pu soutenir Ismaïla Ka pour la construction de son village. 1929, retour des études et début des enseignements en Gambie. 1933, il a fait un retrouvaille avec des tafsirs Mahmoud Dem. Donc c'est en 1934 qu'il a mis en place le village qu'on appelle Medina Ndawen. Hadji Mohamed Lamine Dramé Kouchel, Medina Ndawen, Serigne Modou Diagne, Djeguen. Donc c'est avec ces gens-là qu'ils ont fait un peu le parcours. Et c'est en 1943 qu'il a pu rencontrer celui qu'on appelle Modou Diouf d'Ignokhor. Je pense que c'était l'homme qui l'a pu convertir, qui a pu entrer en l'islam à travers donc El Hadji Omar Ndao. Il a écrit donc l'œuvre le plus important qu'on appelle la Yawahid. Il l'a écrit en 1946. Donc c'est en 1946 qui est le défrichage du terroir de Darou Salam. C'est en 1947 d'ailleurs qu'il a mis en place ce village qu'on appelle Darou Salam. Ce village même qu'on est en train de célébrer la naissance du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce village aujourd'hui dans le comité de Darou Salam qu'on parvient à célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En 1947, il a pu rencontrer avec El Hadji Kadim Touré. C'est en 1948 qu'il a pu faire en fait le rencontre avec El Hadji Abdou Salam Gueye, qui est un de ses moukhadam et qui a fait un travail colossal en tout cas dans la sphère des érudits islamiques. C'est en 1949 qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque. Et de 1955 à 1956 qu'il a rencontré El Hadji Babou Sakho, qui a été également son moukhadam. Donc il a débuté la construction de la mosquée, cette mosquée de Darou Salam, en 1958. C'est en 1960 qu'on a terminé les travaux de cette mosquée. Donc cette mosquée a eu vu en tout cas une évolution au fil du temps à travers ses khalifas, El Hadji Mountakha Ndaw, mais également il y a eu des rénovations qui ont été faites par ce khalifa qui est là présentement, le khalifa Mohamed El Bachir Ndaw. Il a inauguré également la mosquée en 1962 et c'est en 1977 qu'il a décédé. Nous demandons en fait et implorons le pardon et nous demandons également à Allah subhanahu wa ta'ala de gratifier ce intellectuel, ce savant qui est Cheikh Hadji Omar Ndaw. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici pour parler, de retracer un peu le parcours de Maulana Cheikh Hadji Omar Ndaw. Nous vous remercions, ça a été un plaisir et nous vous encourageons en tout cas de continuer à ces recherches. Comme vous venez de faire le parcours de Maulana Cheikh Hadji Omar Ndaw, nous attendons prochainement les œuvres qu'il a réalisées. Parce que si nous voulons connaître Maulana Cheikh Hadji Omar Ndaw, il faut parcourir forcément ses œuvres à travers le Yawakhit. Il a pu écrire beaucoup de livres. On peut compter 5 œuvres ou plus qu'il a écrit à travers, en tout cas, les œuvres qui sont là. Il y a le Yawakhit, il a écrit sur le prophète, il a écrit sur Cheikh Ahmad Tidiane, le Kunta Waliyen Bi. Beaucoup d'œuvres ont été écrites. Donc nous vous encourageons à puiser sur ces œuvres afin qu'on puisse les mettre en tout cas à la disponibilité des disciples. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir très prochainement. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ñu ngi nuyoo mbokku jullit yëpp, ñu ngi nuyoo taalibe yi di am mbégte lool te daje fii ci pàkk Daaru Salaam fas yéene màggal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi koy def ak mbégte bu rëy ak mbégte bu yaatu sant nañu yàlla bu baax a baax a baax Mawlana Cheikh Omar Ndaw moo ñu wax ni bu kullu man jadda lil mawludi yaxsimuhu fa fawdu bi nabiyin xayr mukattamin lépp nee na képp ku far ngir màggal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam keroog bu yowmal xiyaamee luy sa fay mooy àjjana na rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dana la ram kon nag kaddu gi fu ñu ko war a ibbee mooy sant yàlla gërëm ko julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant nag waa daayiru Ahlu Mahabba ndax man mi yor kaddu gi di en tant que responsable celui de communication et président d'organisation interne maa ngi wax ci kaddu daayiru Ahlu Mahabba kaddu gi mooy lan ñu ngi gërëm ñëpp ci seen taxawaay yi xam ngeen ne tantu Daaru Salaam nu mel nii ak décoration bi liggéey bi yëpp bu ngeen gisee mu taaloo rafet nii mooy waa Ahlu Mahabba ñoo jaay seen i weer jaay ay at chaque jour dimanche par dimanche boole seen xalaat boole seen doole boole seen énergie ngir taxawal lu mel nii tabarakallahu taxawaay bi rafet na organisation bi rafet na lii yëpp nag mu nekk liggéey bu yàgg bi nga xamante ni lu ñuy waaj la ngir màggal rasulillahi fii ci pàkku Daaru Salaam kon nag ñu ngi la ñuy encouragé di leen félicité ci liggéey bi xam ngeen ne tantu Daaru Salaam daanul mel nii woote nañ liggéey ci fantiloo nit ñi wuyu leen tant bi taaru na tàngaay bi ñu doon jàmbat jeex na loolu yëpp objectif bi moo doon lan ñëpp nekk ci jàmm ñu mën a màggal rasulillahi ci nu mu waree te xam ngeen ni loolu réussir nañ ko kon nag bu amee équipe bu toll noonu ay ndaw ay jeunes amul benn borom béjjaaw jaadu na ñu wax leen jaajëf jaadu na ñu ñaanal leen yàlla ci guddi bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla barke seen mbir yàlla yëkkati leen yokk seen daraja di jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Bon, un peu en français, je vais essayer de résumer. Moi, je suis Cheikh Omar Touré, je suis le responsable de communication et également président d'organisation interne de Daïra Ahlu Mahabba. Donc c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette ville sainte qui est Darou Salam
pour la célébration du Mawlid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est effectivement, c'est évident que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite une nuit grandiose. Un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui regroupe tous les bons comportements qu'un musulman doit avoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fondement de toutes choses. Toute bonne chose, le fondement c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certaines croyances se fixent le regard dans ce vide cercle. Le seul but et objectif, c'est de célébrer la naissance de notre bien-aimé qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, si vous retracez un peu l'histoire, le parcours de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été facile. Un prophète qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié son énergie, qui a sacrifié son temps, qui a coulé son sang, uniquement pour que nous, croyants, puissions recevoir le risala, mais également le Coran, qui est un contenu exceptionnel, une dimension exceptionnelle. Donc, je pense que cet être mérite qu'on célèbre sa naissance. Et effectivement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, qui a déjà célébré la naissance du prophète. En disant Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc à travers ce verset coranique, on peut sous-entendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète Mohammed. Donc nous en tant que croyants, nous pensons évidemment que nous devons élever au plus haut degré, au plus grandeur de notre prophète Mohammed. Vous voyez, c'est tout cet événement. Les gens ont dépensé leur argent, nous avons dépensé notre énergie, nous avons dépassé notre temps, nous avons sacrifié des nuits et des nuits et des nuits pour organiser cette nuit qui est grandiose à travers l'équipe de Daïra Al-Mahabba, parce que tout simplement, notre prophète Mohammed, notre bien-aimé, mérite quand même qu'on célèbre cette nuit. Et d'ailleurs, nous, Tidjanes, nous, musulmans, nous n'avons jamais cessé de célébrer la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, on prie sur le prophète Mohammed, minimum prix de 300, 500, 1000 fois par jour. Donc si on prend une seule journée, une seule nuit, pour divulguer un seul message, le risala du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est dans un contexte où nous avons constaté les aspects criminels, la jeunesse, dégradation des valeurs. C'est dans cette occasion que nous allons envoyer, c'est dans cette occasion que nous allons propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rappeler, pour rafraîchir les mémoires, enfin, Inch'Allah, de guider sur le droit chemin. Comme on le dit sur le Salat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal qatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdari azim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre référence, notre amour, nous allons célébrer cette nuit avec beaucoup d'amour, beaucoup de grandeur, avec beaucoup de respect, dans les meilleures conditions. Inch'Allah, uniquement pour qu'il soit un acte d'adoration, nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons Ahlan wa sahlan bi Eid Mohammed, bi Eid Nabi, Mawlid Nabi Sharif Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons bienvenue, welcome, dal leen jàmm ci guddi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tafadal, jazakallahu khairan ya akhi. Allahumma salli wa sallam. Bienvenue sur TS TV. TS TV,